fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias xibaaru ngoon gi li ci gën a fës Habib Faye jëbbal nañu ko boromam ni ki samedi bi mbooloo mu takku nag moo teewoon ca cérémonie levée du corps ba ñu gunge ko ca këram gu mujj de ci sëkk yu Yoff seede yi nag benn la ku baax la woon yaru gëmoon boppam waaye itam fonkoon réewam naqarak tiis fësoon foofule ñu doon amal levée du corps ba di bu mosquée bu El Mansour préfet bu Ndakaaru moom daal di lever interdiction arrêté bi nga xamante ni moom moo doon tere nag ñi yëngu ci wàllu franc-maçonnerie ñu amal seen i ndaje fii ci Sénégal fii ci Ndakaaru loolee nag waa ONG Jamra ñu ngi koy ñaawlu ñu ne nag ñu ngi artu préfet bu Ndakaaru xeex bi nag ñu ne sumb nañu ko te dinañu wër ci këru diine yi ne fii ci Sénégal ngir rek waxtaan ceek kilifa yi ndax dogal bi ni mel na ni daal am na leneen lu ne ca ginnaaw ñu wax ci wàllu njàng mekk njàngale mi dem ca Mbuur ak Saly ndongo yi jaaxle lool ndax grève yu tar yi nga xamante ne moom la ñu dund jamono ji ñu ngi sàkku nag ci jàngalekat yi ñu dellu ci classe yi ñu ne nag réaménagement calendrier scolaire bi du saafara retard bi nga xamante ne am nañ ko ci at wi ma ba noppi kilifa yi jot la nag ñu ut ab solution ci lu ni mel mbokk yi lii mooy ponk fi gën a fës yaatal gi léegi-léegi. dellu di leen nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias di leen dalal jàmm ci xibaaru ngoon gi doore kook lu tiis Habib Faye génn na àdduna xam ngeen ko waaye tey jii lañu ko jébbal boromam mu nekkoon nag moment yoo xamante ne yu metti la woon ca levée du corps ba nag mbooloo mu takku kilifa diine yi kilifa aada yi naka noonu artistes yi ñoom ñëpp fa teewoon bëgg koo gunge rek ca këram gu mujj di ca sëkk yu Yoff ndax foofee lañu ko denc dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Dione ak image yi TFM مجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود mbooloo mu takk ñu mën cee ràññee ay kilifa politique ak kilifa aada ñu ñëwoon ci morgue bu hôpital principal bu Dakar ngir daal di teewe li nga xam ne nag moom mooy levée du corps bi ñu doon defal kii di artiste bi di Habib Faye. su bësam taxawee surtout bu fekkee bàyyi na ci ginnaaw jëf joo xam ne tiitar la ci suñu réew war nañ taxaw seede lool mooy suñu taxawaay fii di seede ne de Habib ci li ma doon yëngatu muy musique rawatina guitare basse bi nga xam ni ràññee nañ ko si moom ak ay magam d'ailleurs vieux mag Sénégal ñàkk na waaye dañu nangu dogal bi ndax sunu borom moo ko wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. seede yi bari lool Habib nekkoon nit ku oyof nit ku baax nit ku simple mu nekk ay qualité yoo xam ne jagle loon nañ ko artiste bii. li ci des moo di Habib ay famille ma ngi fi compagnie général bi doon wax ak ay sata ñëpp ñu ngi fi soxnaam a ngi toog ñi fi ñëw ñëpp ay mbokk lañu pour yaram pour tegginam ma famille aussi ñi ma am ci famille ñëpp ngi fi parce que lu rëy li nga def rek. da ngay jël Habib pour le mot sport S la P O R T S pour que toutes les disciplines sportives mën a dugg ci biir voilà ce qui était Habib. S bu njëkk bi c'est la solidarité Habib il était très très solidaire mais dans la simplicité. P bi il était très professionnel mais il aimait partager li nga xamante bi moom la doon dund. O bi Habib il était quelqu'un de très très organisé. R bi c'était le respect il était respectueux et il se faisait respecter moom Habib. T bi c'est le travail Habib il aimait travailler waaye li ma neex ci Habib te neex ko ci njaboot gi mooy S bu mujj bi c'est la sincérité lu mu la wax dëgg la. artiste compositeur bi nag moom daal nañ koy rob ci cimetière musulman bu Yoff mu daal di bàyyi ak wéetaay goo xam ne ñii day mbokkam ay xaritam ak njabootam ñoom dinañ ko yëg. Cheikh Tidiane Dione mosquée El Mansour nag la ñu ko doon jullee foofee it mbooloo mu takku teewoon fa tiis fës fa lool ñu daal di fay nag amal ak ñaan ngir ki nga xamante ne moom moo dëddu di Habib Faye Adia Talla ak Modou Diop teewoon nañu fa dañuy teewlu réaction yi ñu fa jëlee. tristesse ak dolli sant yàlla parce que taxaw bu ñu ko taxaw ku mu doy la rek du doy kenn 184 la boobu léegi dégguma kenn tudd ko muy Benjamin Valfroy
ñoo nekkoon si orchestre bi ñoo démarré ndoo si Super Étoile. suñu mosaan liggéeyee ba pare suñu wàccee si cabri 10 kii benn néegu Benjamin fa la ñu nekk dama ko fekk ne yéen xanaa du ngeen toog di noppaliku di kii koo ci gis mi ngi si kii kii ngi si sente bi kii ngi si kii. ñu ngi ñaanal néew yàlla na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana. Habib Faye Sénégal yëpp a ko bokk parce que képp ku mës a déglu Youssou Ndour xam nga ne seen ànd yàgg na depuis nee na ba mu amee 13 ans la am ci moom kon ñaan bi ànd bu dëggu la di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xarale àjjana di ko jaan. Habib lu ma mën a seede si moom nit ku baax la woon nit ku généreux Habib foo ko seen bëñam ngay njëkk a gis donc lu ñuy ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu moom lu fi nekk moom kaw moom suuf yàlla na ko yàlla xare aljana yi gën a kawe. jullite la nit ku xam relation surtout loolu moo tax nga gis assistance bi fii y a beaucoup de monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est Habib. man mun naa wax ne sama rakk la sama xarit la sama rakk la seen kër bi ma amee 14 ans laa ko xam avant muy dem si Youssou Ndour bon donc ma nekk ak moom saa yi ñu gisee rek dafa mel ni ay morom te maa ko mag. respecté doomi aadama la waaw man magam laa gën a xam mooy Moussa parce que moom tant que bu ma nekkoon chef d'orchestre baaba moo nekkoon suñu batteur te sërëm aussi nekk sama xarit jabar c'est la première fois ma ñëw lever du cœur te Habib moo ma ko jar. Lamine ñun ñoo maase ñun ñooy ànd depuis xale moo ko sama rakk ñoo bokkoon classe seen papa sama nijaay la yaa ngi dégg donc ñun xam nañu Habib bu baax ku baax amul benn problème loolu rek lañ mën a wax ci moom waaw kontaan nañ wax dëgg yàlla kontaan nañ trop ñoo ngi koy ñaanal nag bu baax a baax. Habib mën nañu wax ni li ñuy wax ci moom yëpp dëgg la nit ku simploon la ku baaxoon la daal daanaka nit ku baax la rek ni ñu mën daal wax yi mënuñu ko bëril li ñaanal ko yàlla na ko yàlla seddal suufam yàlla na ko yàlla xare àjjana. Habib nekkoon na koo xam. waaw bu baax ak doomam Papis mais tuma ci sore no comment ciao. ku baax ku yaru ku dëggu moom Habib Faye ñu jébbal ko suñu borom ca sëg yu jullit ya nekk ca Yoff ñu koy ñaanal rek fee mu jëm gënal ko fuufa fi mu jóge moom Habib Faye. mu ngoog xibaar yi dañu koy wéyal ni ñu ko waxee woon ci titre yi ak arrêté numéro 26 bi nga xamante ne préfet bu Ndakaaru jël na dogal nag abrogé ko maanaam arrêté boobu ñu daal di rek lever interdiction wu bépp ndaje boo xamante ne ñi yëngu ci wàllu franc-maçonnerie dañu koy amal fii ci Ndakaaru boog nag léegi bu ñu amee autorisation mën nañu koo amal loolee le communiqué boobule daal di wax waaye collectif bi nga xamante ne ñoom ONG Jamra di Mame Matar Gueye ci la ñu bokk ñoom ñaawlu nañ ko lool jàpp nag ni mbir mi moom duñu ko bàyyee noonu dinañu wër ci kër diine yi nekk fii ci Sénégal waxtaan ci kilifa yi ndax ñoom jàpp nañ ne dogal boobule am na leneen lu làkku ca ginnaaw te faaw ñu wax ci dañ ci ànd ak Alassane Ba moo di lu waral préfet de Dakar jël arrêté bi ni mel bokk na ci bëgg-bëggam ngir sàmm ay liberté publique wante itam yemale ab situation bi nga xam ne situation d'exception la Jamra ne nag jël na acte Mame Matar Gueye xalaat ne am na li ci laxasu. am na lu ci laqatu kay parce que le 26 janvier le Grand Orient génn na fi un communiqué incendiaire bu gën a yées sax bu am ay kaddu yoo xam ne moo gën a yées yi colonialistes yi doon toroxale suñu maam yi jàpp Sénégal comme une colonie naan ah bon yéen a ñuy tere ñu ñëw fi un pays souverain nga koy menacé naan yéen a ñuy tere ñu ñëw fi vous allez voir ça va pas se passer comme ça alors bu ñu toogee 3 mois préfet wëlbatiku def la neex franc-maçon yi foog xel yi ñaaw. alors mais c'est un dafa nekk une situation boo xam ne nu mu mënti demee xaru la parce que bu ñu fekk fàtte ne dans 10 mois Sénégal yi ngi jëm ci jongante yu am solo ay présidentielles ñu toll foofu amuloo dara loo def lu di dérouler le tapis rouge pour les loges maçonniques loolu xaru la. collectif bu ñuy duppee non à la franc-maçonnerie fas yéene def liggéeyam ñu fas yéene dem nag ci këru diine yi
ngir wax leen li ni mel. dès demain lañu sol suñu dàll seeti këru diine yi yóbbu ñaari arrêté yi wan leen ko bu ko defee nag après yeneen jéego yi ñu ci nar a def incha allah yéen di leen ci informer ndax ñoom dañuy xeex diine chrétienne comme diine jullit moo tax boo demee France ñu ngi leen di surnommer les bouffeurs de curé ñooy dëmmu labbe yi. vice-président bu organisation Jamra bokk itam ci cellule communication bu collectif bi jot na itam def ab précision bi ni mel. ma leeral pour ba ñu dëkkal ñu fu ñu dëkkul ñun du ñu ay intolérant ndax dañu nekk ay sénégalais comme sénégalais yi fi nekk yépp di ndamoo ak di am mbégte ak fierté ci ñu am un état démocratique boo xam ne dans sa constitution dëggal nañ ci mandargal nañ ci la liberté d'association et d'expression. mu doon ab mbir bi nga xamante ni dañ ko fas yéene topp. ñu wax ci wàllu njàng meek njàngale mi ndongo ya nekk ca Mbour ak Saly ñoom jaaxle lool jamono ji grève yi di gën di tar ñuy gën di yéex ci programme bi ñu ne nag réaménagement au calendrier scolaire bi ñu def sax du saafara jafe-jafe yooyu lee li ñu bëgg moo di jàngalekat yi dellu léegi-léegi ci classe yi ñu mën a wéyal seeni njàng ba tax na amal nañ ci ñoom it ab ndaje ñu teewlu ci suñu ay nattangooy ñu teewal ca Mbour di Abdourahmane Diallo Mamadou Guèye. ginnaaw nguur gi bi mu jëlee dogal ngir xoolaat calendrier scolaire bi ren ji ndongoy dëkkee Mbour jàpp ni li ni mel saafarawul jafe-jafe yépp. si on compose pas. examen kay ñuy def bac wala BFM la gën a soxal mais tey jii nii bu ñu deful ay composition ñi war a def préinscription jafe-jafe la ci ñoom ñi nga xam ni tamit newuñu ci ay classe examen ñoom nan la ñuy xamee ni dañu war a passer donc mbir yi amul dara li nga xam ni soppi na ko. ils ont besoin de leur bulletin pour passer à la classe supérieure. ndongo yi di yokk di ñaawlu grève bi nga xam ni jàngalekat yi ñu ngi koy amal li ni mel sax a tax ñu jàpp ni nguur gi ak syndicat yi war nañu mën a toog waxtaan ba saafara coow li. monsieur le président Macky Sall yow mi di suñu papa di suñu lépp nga bàyyi ñu xel bu baax a baax parce que tey jii nii gis nañu bu baax a baax say njaboot day ñoo ngi ci kaw waaye am na ñi nga xamante ne tey seen loxo jotul seen poste dañ leen dimbali ñun ñi nekk ci public bi mu jàppale ñu encore une fois ñu mën a jeexal suñu année en beauté. doomu Mbour yi tamit di xamle ni ndongo yi nga xam ni police gaañ na leen foofu ci Thiès ak Ziguinchor seen xel mu ngi ci ñooñu. nous le souhaitons quand même un bon rétablissement vraiment. ñu ngi masawu suñu morom yooyu bu njëkk ba ku bëggul jàngale ñuy dóor waaye li ma jaaxal léegi da ngay ne bëgg naa jàng ba noppi ñu lay dóor xaw ma ci ban réew lañ ne léegi. maintenant on frappe les lèvres pourquoi parce qu'il veut étudier dans quel Sénégal sommes-nous. ci jamono ji nga xam ne ndongo yi dëkkee commune Saly ak Mbour di jàkkaarloo ak wéy taskatu xibaar yi ngir wax lu leen naqari ñi dëkkee ñaani ñoom dañu wàcc ci tali rek daal di génnee ndongo yi na ci commune Malicounda. ndongo ya nekk ca établissement yu Bambey ñoom it ñu ngi leen di feelu ñoom it jaaxle lool jamono ji bëgg dellu ci classe yi yëglu nañu ba bloqué sax national 3 bi sàkku ci jàngalekat yi ñu ñëwaat ci école yi am na sax ñu ëpp ñaar fukk ci ñoom ñu tegoon leen loxo waaye police mujj nañ leen a bàyyi dañu fay fekk Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. dox nañ doxu ñaxtu wër mbeddi école yi génne seen yeneen morom yi nekk ci yeneen école yi ñu jóge fa baare tali bi li ñu mënul woon nangu ñoom police mooy xale yi taal dëkk li ñu mujjee mooy dàqante entre policier ak élève ci mbeddu Bambey yi. xal wi jëm Touba kenn mënatu koo xàmmee saxaar si fépp lay jolle ay xeer ay briques lu ne ci kaw tali bi oto yi sax danoo mujjoon di wàcc wut feneen fu nu jaar ci biir mbeddu Bambey yi. ca cappaandaw la police teg loxo lu toll ci ñaar fukki xale yoo xam ne ni ay élèves lañ wante fi ñuy waxee nii ñoom ñëpp ñibbi nañ seen kër. Mamadou Diouf fii ci Ngor Yoff Wakam way juru ndongo yi fi nekk ñoom li ñu bëgg moo di nguur gi wax ci mbir mi ndax mi ngi bëgg a jéggi dayoo grève yi tar na ndongo yi te di dàqanteeg takk der yi ci mbedd yi dara wóoru ci saltige Mamadou Mbeng moom ne noppi na ngir rek bay waaram ci mbir moomule dañu koy teewlu ci micro di sa Préra Martien.
mu mel na élément boobule yembagut dinañ ci dikkaat ci xibaar yi ci français lay doon ak Chérif Dia ñu wax ci coppite nga xamante ne ki jiite port autonome bu Dakar bëgg na ko indi moom Aboubacry Sadikh Bèye ndax jàpp na ni kër googu faaw ñu yeesalaat ko ngir rek mu mën a méngoog jamono bëri na lu ñu fa war a xoolaat mu ne nag yu am solo ñu ngi ko fay waajal moom Aboubacry Sadikh Bèye kàddu yooyu mu yëkkati ko tey ñu doon amal ab bëccëg goo xamante ni ba ngay ñëw faju te doo fay dara dañu koy teewlu ci micro Alassane Ba Modou Diop. port moom di ngeen dégg ngeen ci ay wax xëy na di ngeen ci gën a dégg ay wax parce que dafa nekk ay moment de décision yoo xam ne da nga koy jël wala nga dem nga daanu. kenn xel mënuloon xalaat ne Lomé dina ñëw raw Sénégal. ñu waxuñu déet ñu ne Conakry ñi ngi defar seen port. alors Sénégal lan la ñu war a def est-ce que dañu war a continuer di def ni ñu doon defee wala ñun tam dañoo war a investir dem wuti doole lëkkaloo ak investisseurs internationaux lëkkaloo ak privé national pour moderniser suñu port loolu la ñuy wax port bi faaw mu moderniser wala ñu jëlee suñu conteneur Lomé. suba bu ñu moderniser wul bu ñu liggéeyul changer ni ñu doon liggéeyee li ñu doon def ba léegi ba ñeneen ñi raw ñu bu fekkee ne loolu la ñu continuer di def kon dañuy continuer di gën a raw port bi kenn dootu fi ñëw parce que kii indi batoom fi mu war a taxaw 5 jours bu fekkee ne day ñëw port de Dakar def fa 20 jours dafay ne duma dem port de Dakar damay dem. am ndaje mu am solo ñu amal ko mu soxal nag coppite jaww gi ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di njiitu gox-goxaan yi nekk ca banlieue bu Ndakaaru ñoo daje woon ca Touba Jalaaw ngir rek waxtaanee mbir moomu lee liñ ci jàpp nag moo di nit ñi faaw ñu soppi doxalin bu baax a baax ndax ni climat bi mel léegi daanaka nit ñi itam am nañ ci wàll gu rëy a rëy gis nañu géej gi ni mu nangoo ci ay kër ci yenn diwaan yi ci Sénégal waaye itam mbënn mi nga xamante ne bëri na ñu mu solo loole yépp ñu ne dafa tukkee ci climat bi bokk faaw ñu soppi doxalinu Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb teewoon nañu ci ndaje moomule. cib lël bu ñu amal fële ca tubaab jalaaw nag li nga xam ne lii moom mooy jëm ci wàllu changement climatique di soxal bu baax ñi di autorité nguur gi rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñooy élus locaux yi ak njeexital gi nga xam ne ni da ko am ci nekkunu lii di askan wi jot na nag ñu soppi li nga xam ne lii moom mooy comportement yi ci kàddu yi responsable ministère bi ñu dénk wàllu alam gi. li ñu wooyee changement climatique te ñu mën ko tekki maanaam ci wolof maanaam coppite yi am ci ni tàngaay bi di excès ci jaww ji maanaam yokkute tàngaay bi ñu am daf di loo xam ne la muy jur mën ay mbënd lay doon ndax ni tàngaay bi di yokkoo day tax maanaam taw bi nu mu doon demee di am ay coppite tamit taw bi yenn saay mu dajaloo ci ay fan yu néew donc daa di doon maanaam ndox mu bare mu tuuru moo xam ne ndox moomu nu muy tuuroo du mën a demee dem gu yomb muy indi ay mbënd mais muy indi tamit géej gi di fekk si dëkkuwaay yi. leen mbënd ak lii di ul sonalee lool ñi nga xam ne nii ñoom ñooy élus locaux yi nekk ci banlieue bu Ndakaaru bi nag war nañ leen gën a outiller jëm ci wàllu phénomène boobu nga xam ne nii mi ngi sonal askan wi ci kàddu yi kii di maire bu Pikine. li nga xam ne moo xew ci àdduna actuellement te ñëpp bokk ko mooy changement climatique moom mooy léegi nii géej gi du yokkoo du jóg te du ci ñun rek ci àdduna yëpp la loolu nag ñu ci gërëm Union européenne mi nga xam ne moo ñu ci accompagné ba nga xam ne ville de Pikine jóg na pour jéem a xool naka la ñuy def ànd ceeg Union européenne am financement wu 500 millions boo xamante ne bi dañu ci accompagner pour que ñun waa Pikine ak waa Guédiawaye ñu commencé bàyyi xel ci loolu commencé ci liggéey commencé ci préparé wu parce que nag fagaru moo gën faju li ci am solo moom mooy balaa loolu di dem bay ëppi loxo na fekk teel nañ koo xam teel nañ cee jublu teel nañu jël matawaay yi nga xamante mën nañoo dimbali ba nga xam ne bu nar a ñëw aussi ni mu nar a metti mën nañ ko atténuer. ci kàddu yu maire Pikine bi nag kuréel gi di Union européenne jagleel na leen enveloppe bu toll ci $1 million ngir nag ñu taxawal benn programme ngir gën a mën a ñaax askanu Pikine ak bu Guédiawaye ci li nga xam ne lii moom moo jëm ci lii di changement climatique.
Ousseynou Thiam mi di ko jaajëfal ñoo dem ca Fuladu foofee nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di càmmkat yi dañuy faral di ñàkk lim bu takku ci seeni jur li ko waral nag moo di ne wàllu wérgu yaramu daal mala yi ngir ñu jot ci daanaka dañuy sonn lool ba tax na ñii ay ndongo la ñu nekk ca école interétat de sciences et médecine vétérinaire jóge fii ci Ndakaaru nag dem foofee ca Fuladu ngir rek weccante xalaat ak sàmmkat yi waaye itam dimbali leen ci naka la ñuy war a doxalee ak jur googu nga xamante ne omit ci la ñu yaakaar dañu ci fekk suñu correspondant di Abdoulaye Diallo. ginnaaw biñ fi amale journée de l'élevage ci weeru décembre bi weesu ay étudiants yu école interétat des sciences et médecine vétérinaire bu Dakar ñoo fi ñëw ngir jàppale sàmmkat yi ci wàllu wérgu yaram bu seeni njur gi noonee lañ fi jot a vacciné lu ëpp junni ak juróomi téeméer bàyyima. C'est pour mettre les étudiants en fin de formation, les étudiants vétérinaires en fin de formation. suñu stage bi li ko waral mooy fexe ni étudiants vétérinaires yi xamee li xew ci àll bi yan jafe-jafe la sàmmkat yi di jànkonteel ba ñoom ñu mën si def dara ci wàllu faj njur gi ak ci wàllu sensibilisation loolu ñu tax a vacciné lu ëpp junni ak juróomi téeméer bàyyi ma diggante Médina Yoro Fula Vélingara ak commune Kolda. Avoisinons les 1500 cas traités. De cas cliniques traités, donc entre Médina Yoro Fula, Vélingara et aussi la commune de Kolda. Ça aussi donc vraiment ça participe. seeni jëf ji day bokk loolu ci améliorer wàllu wérgu yaram bàyyi ma yi ndaxte def nañ fi façon vaccination bu ne. Obligatoire aussi. lu gën ko bare ci sàmmkat yi dañoo am ay jafe-jafe ngir faj ni mu waree seeni yooyee bàyyi ma ñooy rafetlu jëf ji. Des actions de ce genre. Vraiment c'est venu à leur jour parce que il faut appuyer. action yi ni mel ñëw nañu ci seeni waxtu ndaxte wàllu càmm gi daa soxla lool ñi koy jàppale ñu bàyyi wax ju bëri ji te ñuy jëf moo gën généralement mission yi ni mel ci wàllu wérgu yaram askan wi lañ ko doon gis tey ñu indil ñu ko ñu ngi siy gërëm Asprodec ak suñu présidente di Dieynaba Sidibé. Nous remercions surtout notre présidente nationale Dieynaba Sidibé. ak ni mu manti mel feebar bi ñu duppee peste des petits ruminants moo ngi fii faagaagal bu yooyu bàyyi ma. ñu wax ci journée régate yu ñuy amal fële ca Bargny di rawante gaal jàppale nag ne lu ëpp juróom-benn téeméer ci rameur dinañu fa teew bu ñu sukkandikoo ci kenn ci ñi ko organisé di Pala Mbeng nee na nag matuwaay yi war ci wàllu kaaraange it jël nañu ko waaye tam fexe ba xew-xew boobule jaar ci yoon ay kàddu la yu mu yëkkati dénk ko Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Sam. li fi war a teew 30 gaal lañu maanaam juróom benn gaal yoo xam ne benn bu si nekk 33 personnes lay def dana am fukki gaal ak ñaar yoo xam ne gaal de 25 lay def ak fukki gaal ak ñaar yoo xam ne benn bu si ne dafay def 15 personnes donc muy 24 gaal entre 12 ak 25 ak 6 33 boo ko jàppee day nekk 30 gaal. bés bi daal dañ ciy woote jàmm woote ci dal wax ni képp koo xam ne yaa ngi ñëw fii na nga jàpp ne sécurité am na fi parce que biñ ko mujjee def dañu ànd ak aussi suñu partenaire la RTS avec toute la presse sénégalaise ba nga xam ni le jour J dañuy def ay écran géant ba nga xam ne image yi dañ koy gis fi ñu toog et puis incha allah dañuy bañ a wax ne danañ ko transmettre en direct mais. Handi basket club ci la ñuy àddu wax ci final bi dinañu ko amal nag àllarba gi ca stadium Marius Ndiaye mu war a dëkk nag final boo xamante ni dina dox ci diggante Pikine Handi basket club ak Plateau Handi basket club match la bu am solo ba tax na Cheikh Ndiaye di ki nga xamante ne moom moo di président Pikine Handi basket club mi ngi sàkku nag ci mbooloo mi ñu ñëw ak doole seetaan si match boobu leen ndax dina am solo dañu koy teewlu ci micro Salif Sow. gars yi ñu ngi ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy gérer tout ce qui est technique ñu ngi ci liggéey bi donc nekk ci finalisation yi donc bàyyiwuñu benn détail di waajal mercredi incha allah ñu dem jeu final bi ñaan yàlla mu may ñu ndam revanche la te incha allah dinañ gagner plateau ren incha allah objectif bi moom du changer 2014 2015 vice champion 2016 2017 bi vice champion dañ ne vice champion yi doy na donc ren benn objectif la ñu am mooy gagner final bi indil ko Pikine di lancer un appel di wax public bi que AS Pikine rek nekku fi nañuy ñëw di supporter aussi le Pikine Handi basket club parce que ni AS Pikine di représenter Pikine Handi basket club aussi noonu lay représenter Pikine.
bëre door la ñuy jeexalee ci tënk site guy gi suba la combat bu am solo nag war a dox ci diggante ki nga xamante ne moom moo di guy gi war a jóge ca Géejawaay ak site bàyyee ko ca jàmm gën Lansar Pape Abdou Fall moom moo tëgg boobule combat ànd ceeg Télé Futurs Médias combat bi kon suba la. mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu bi Chérif Dia noppi na ngir faram-fàcceel leen xibaar ci français ñu faral jàmm.